13h benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci coordonnateur bu Pastef fii ci Ndakaaru jamono yi nag ñu ngi ñu teg loxo ci division des investigations criminelles ngir rek daal di amal ab l'enquête ak itam ki nga xam ne soxna la ci Birame Souleye Diop di administrateur bu Pastef daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne jamono yi nag bépp kër docteur fii ci réew mi daal dinay laale boobaak léegi lu tollook juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ci ay doomi aadama daal nañ ci ñàkk seen bakken niki démb lu tollook juróom-benn nit ñoom ñoo toftalu ca wowle lim ñaar téeméer ak benn cas positif la ñu am ndaw yi nga xam ne am nañ jàngoro coronavirus fii ci réew bu Sénégal nag seen ak lim bëri na ëpp na junni mu mel ne nag ñaari weer yi leen nag ñi nga xam ne moom moo di lim bi dafa yokk ba tax itam direction bu action sociale ak itam ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàll wi amaloon ab ndaje diwaan bu Thiès ndaje boobee itam daañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo réseau sénégalais bi nag di Think Tank ñu ngi sàkku ci askan wi ñu gën a sóobu ci li nga xam ne rek moom moo di campagne vaccination bi ñoom itam dàq ñu benn yoon ne daañ ci sóob seen ab yoxo ba mu bëri lool dañ ko ni ngi noonu itam ñu ngi ko xamle ci bés yi nga xam ne moom lañ jagleel ci àdduna wërngal këpp bëccum Think Tank ci la jotaayu xibaar di ngeen teewlu ki nga xam ne rek moom moo di docteur Cheikh Gueye niki tey ji itam di Mardi Gras diwaan bu Ndar Géej foofee nag xale ya daal nañ koy màggal bëri na ci ay déguisement yoo xamante ni daal nañ koy sol nag di àddu ci li soxal wàllu kër docteur lañ ci jublu moo di fexe kéem kattan ba rek ñuy gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañ ci toftal yéen kaay yi xëyee niki tey ji léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doori ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon coordonnateur bu Pastef ma nga ñu teg gët nag ca division des investigations criminelles ak nga xam ne nag moom moo di soxnay Birame Souleye Diop di administrateur ci Pastef lu ni mel itam tax na Pastef fii ci Ndakaaru ak itam waa FRAPP France dégage nag daañu janook way taskatu xibaar yi ngir daal di addu ci mbir mu ni mel daañ ci dikkaat suñu yeneen jotaayu xibaar jagleel leen si ab élément ñu desandi ba tey ci mbirum Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr xam ngeen ne njiit bu réew bu Sénégal ba woon moom maître Abdoulaye Wade daal dina yëkkati ay kàddu ci wàllu woowee nag ba tax professeur Moussa Diaw enseignant chercheur la ca enseignant chercheur ci wàllu science politique ca université Gaston Berger diwaan bu Ndar Géej li mu xamle moom moo di njiit bu réew ba woon nag li muy wax fu wóor la ko teg ndax itam lépp lu soxal wàllu expérience ci li muy addu lu mu am la ñu teewlu ay kàddu ko professeur Moussa Diaw ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ci def ay constat day génn ci ñaari mooy yu nga xam ni mooy imprudence mooy inexpérience pour un leader bu jeune yooyu nee na ay éléments la yoo nga xam ni dañ ko exploiter pour éliminer adversaire politique mais loolu nag warul parce que si espace politique démocratique débat d'idées moom lu ñu war a dëgëral c'est-à-dire que ku nekk sa projet ku nekk sa ay argument pour convaincre Sénégalais pour proposer ay projet de société Ablaye Wade nag war nañ ko déglu parce que ku am expérience la ko xam pays politique réew mi la et d'ailleurs ñi ñuy gis def yi politique yëpp ci école am la ñu jógee doon xam na pouvoir politique nu muy doxee et d'ailleurs parce que gis naa ñaari mots yu muy génne mooy ma ngi ci communiqué mooy puissance ak fi nag war nañu seetaat nu ñuy doxale politique duñ koy doxale ci ñu réew mi nu ñu koy doxale mooy ñu respecter règles du jeu yi ak principe bu égalité principe justice principe mbokk yi mbas mi tolluwaayam ci mim réew ni ma doon ko junjee woon ni ki démb lu tollook juróom-benn ci ay doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaar téeméer ak benn cas positif la ñu am ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi test yi nga xam ne daal nañ koy def duñu sori dañuy dem ca ministère de la santé fekki fa docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi. tey ci bésu talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru février mi nekk
ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def 2 téeméer ak benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñetti fukki cas contact amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ñi nga xam ne ñooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll 2 téeméer ak fanweeri malade si ñi nga xam ne ñi entré woon hôpital ak ñu toppoon ci biir kër yi ñu ngi am tan te dinañ génn tey bis yàlla àndee juróom benn fukk ak ñett malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo jot a génn àdduna ba su démb altine fukki fan ak juróom ci weeru février 2021 ñeneen ñi des ci biir kër yi ak hôpital yi ñu ngi am tan. Association des commerçants et industriels du Sénégal diwaan bu Touba ñoom ñooñee nag ñooy woy di ñaax askan wi ngir rek ñu daal def kéem kattan ngir rek gën a fegu ci wile tawat naka noonu itam ña nga woon ca marché Ocass ngir wax ak ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ngir rek ñu daal di jéemi fexe noo xamante ni daañu dandanteeg soli masque yooyee nag lañ fa doon séddale ñu teewlu ka yoroon seen ak kàddu Galas Xuma lay wuyoo Talla Samb moom moo ko taataan. fas yéene ànd def sensibilisation boo xam te ni mboolem marché Ocass ñi muy commerçant yi nga xam ne dañuy jënd ak jaay kenn ku ne da nga takk masque laal sel te ñu digal la ko nga sax ci bu sa client ñëwee nga di ko digal ngir jàngoro ji nga xam ne moo fi nekk ñu mën koo xeex mu jóg fi ndax dëkk bi kat mooy marché bi mooy dëkk bi te lépp lu laal dëkk bi rek laal na marché bi moo tax ñun ñi nga xamante ay commerçant lañ te nekk ci dëkk bi xam li nga xamante ni moom la dëkk bi teewoo ñu ni xeex bi bu ñu kenn jiite moo tax ñu génne suñuy moyen fexe ba mbooleem koo xam ne da nga jaay ko jënd ñu ànd ak ñu ci bis bi fexe ba képp koy nekk ci marché bi rek ñu fekk la fa nga nekk jox la masque nga takk jox la sel nga laal dina dee ci sax nag ngir ndigalul sëriñ bi kon nag wax dëgg yàlla sunu xol sedd na mbooleem ñi nga xamante ni mooy commerçant yi lañ ko àndal ñoom ñëpp si nañ ñu ci te loolu wax dëgg yàlla mooy ndigalul sëriñ bi ab taalibe nag bu defee ndigalul sëriñ bi wax dëgg yàlla xolam dina sedd ñi ko àndal ñëpp ànd jëf jooju wax dëgg yàlla loolu wax dëgg yàlla lu rafet la kon foofu laa yemale samay kàddu bu ko defee ñu def kilifa yi nga xam ne ñoom ñëw ànd ak ñoom ñu def sensibilisation bi soññ ñi nga xamante ni ñooy waa dëkk bi ak commerçant yi ngir ñu sax ci li nga xamante ni moom la sëriñ bi bëgg. mbokk yi sànq maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar xam ngeen ne liwuk ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo amee jàngoroy coronavirus fii ci réew bu Sénégal ëpp na junni ak lu ko toftal ba tax itam ñu yëngu ci wàllu kër docteur ak itam direction bu action sociale da ngeen woon ca diwaan bu Thiès ngir amal ab waxtaan naka noonu itam daal nañ ci amal ab prox ndoll ngir daal di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di waajur yi waaye itam ñu jéem a def kéem kattan fexe rek noo xamante ni waame mi mën nañoo abal fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. mbas mi du ci mag ñi rek lay dal am na ay xale yu bëri yoo xamante ni jamono yi mbas mi dal na leen kii nga xamante ne moom mooy directrice générale bu action sociale gis na ne ñaari weer yi ñu génn mbas mi de yokku na ci tout tànk yi. 2 junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn la xale yi laaloon léegi nag depuis loolu nag ñun xoolaatuñu nag ba xam xayma boobu ba xam ndax avancé na wala wàññeeku na xam naa ne wàññeeku na gaa moom mais ndax am na leneen lu ci duggaat xaymaatu wuñu ko mais rek déjà li ñu jàpp mooy loolu dafa bëri daal parce que xale lu ku ñu war protéger la pour que ñu mën a jàppale ñooñu nga xam ne dañ leen hospitaliser ci biir domicile loolu moo tax ñu ne leen nañu rapproché wu ci MCR yi wala MCD yi nga xam ne ñooñ dinañ leen wax ne leen tant de personnes ci gox bi ñooñu leen hospitaliser ñoom dinañ mën a dem ba ci kër yëpp protéger ñoom aussi seen bopp waxtaan ak ñooñu jox leen ba nga xam ne de telle sorte que dinañ mën a protéger seen bopp. loolee tax ñu dajale fii ci diwaanu Thiès service départementaux yi kuréel yi liggéey ci gox yi ngir xool nu ñu leen tàggate naka la ñu war a mën a taxawoo tout tànk yi nga xamante ne ñoo am jàngoro ji di coronavirus ak seeni waajur. et ba pare ñu continuer ak yeneen acteurs comme waa Croix-Rouge di def appui psychosocial xale yooyu nga xam ne ñu ngi nekk ci kër yi te pandémie ji jàpp leen seeni parents donc protection bi fu nekk la war a dem que ce soit en milieu scolaire wala mu nekk en milieu communautaire ou à la maison. ab téere nag tëgg nañu ko dugal ci lépp loo xamante ne war nañ ko mën a jëfandikoo ngir gën a waxtaan ak waajur yi ak tout tànk yi nga xamante ni am nañu feebar bi nuñ koy moytoo ak fexe nag ba doomu jàngoro ji du indi jeexi jaaxa ci ñoom du lëndëmal seeni xel.
Cheikh Anta jàngoro ji ak itam vaccination wi nga xam ne naal nañ ko ci wàll wi réseau sénégalais bii di think tank nag li muy sàkku moom moo di askan wi ñu daal di sóobu bu baax a baax ci campagne uk boobule vaccination naka noonu itam ñoom ci seen bopp ñu xam ne itam daañ ci sóob seen ab yoxo lu ni mel ñu ngi ko xamle ni ki tey xam ngeen ne moo yemook fukki fan ak juróom benn ci weeru février di bés wi nga xam ne moom lañ leen jagleel ci àdduna wërngal këpp ñu teewlu docteur Cheikh Gueye chercheur la nekk itam membre ci woowu les réseaux moom Chérif Dia la dénk ay kàddoom ñu seetaan. du bees li ëpp solo rek mooy ñu xool ne ndax nit ñi seen gis-gis ci ñàkku bi mi ngi évoluer waaw gis nañ loolu ne ba ñu defee ñu koy def suñu enquête il y a quelques mois BPE def ko 38% nit ñi rek ñoo ne woon ñoom pare nañoo ñàkku tey jii nii bu ñu ko defaatee weesu nañ 50%. ñu jàpp ne bis bu ñàkk bi sax yi ñëwee ba nit ñi commencé di ñàkku dinañ yegg 60 ba 70% mu doon loo xamee ni nag dañ ko war a waajal ni ko nguur gi di waajalee ci déploiement ci matériel ak ci milliards yi mu ci def askan wi tamit waajal ko presse bi ànd ci communauté yi ànd ci ñu waajal loolu nga xamee ni moom mooy ñàkku bi nga xamee ni moom moo nar a gën a doon campagne bi gën a mag ci àdduna ba ñu commencé Sénégal ñàkku ba tey mu doon loo xamee ni du lu ndaw dañ ko war a waajal ñun en tout cas pare nañu pour ànd ceeg boroom xam-xam yi def ci li nga xamee ni moo ci suñu wàll. moom Cheikh Gueye moom moo nekkoon ganuk info du matin fii ci télévision Futur Média ni ki tey jile ñu wel xibaar yi mbokk yi wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junjoon ni ki tey jii nag yemook mardi gras xam ngeen ne feetu ko tout tànk yi la bu jotee ñoom ñu bëri nag dañuy soppi li nga xam ne rek moom moo di seen ak colin diwaan bu Ndar Géej ñu ci bëri ci ndaw ñi nag solo nañ solo waa kër docteur liñ ci jublu moom moo di fexe noo xamante ni nag daañu bàyyi xel bu baax a baax ci waame bi nga xam ne mi ngi fii ci réew bu Sénégal diwaan bu Ndar ñu dem fa fekk fa Ousseynou Diop ak Habib Seck. Mardi Gras ñu amal ko ci école catholique bi fii nag xale yi dañu teel a ñëw. waaw Mardi Gras dafa nekk loo xamante ne dañ ko tàmm di def benn fête pour marquer fin wu temps ordinaire ci suñu église catholique pour. ca ëllëg sa mën a dugg ci temps de carême temps boo xamante ne temps bu am solo la ci ñun. ci école Saint-Joseph bu Cluny ndaw yi daal di solu Reine des Neiges Batman Superman wala boog ay tenues traditionnelles liñ ci gën a ràññee nag mooy sol bi nga xamante ni jëm na ci wàllu kër docteur xale yi nii li tax ñu def ko bokk na ci sensibiliser seen ay wayjur ak seen ay morom ci feebar bi di coronavirus ak na nga xamante ni noonu lay indi loraange ci àdduna bi. lii dama bëgg wax nit ñi ci sama xarit yi pour ñuy sol seeni masque di raxas wala ñuy laal alcool gel. man dama sol lii parce que dama bëgg sensibiliser samay parents samay xarit ak samay àndandoo feebar bi dangereux na te war nañ ko éviter. feetu Mardi Gras ku ne xam na ni xale yi ànd ak ñi nga xamante ni ñoo leen di jàngal dañuy fecc di way waaye tamit di ko amal ci anam boo xamante ni dañuy respecter mesures barrières yi. feete jox cadeau yu baax meilleur déguisement yi ak ñu fecc ak yëpp. Ndar nii lañu amalee seeni Mardi Gras ci école catholique yi mu mel na ñëpp amal nañ ko waaye nag fii ñëpp dañu sol seeni ay masque te laata ngay dugg itam daañu xool sa température. jërëjëf Ousseynou ndaw yooyu nag li ñuy def lu baax la ndax itam lépp lu soxal wàllu sensibilisation mu mel ni lépp ñëpp la ñu wax ci leneen mu ñeel campagne vaccination feebaru pays fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag diwaan bu Kédougou am na ci ñenn ñoo xamante ni ba tey itam demuñu ñàkku ji ba tax ki nga xam ne préfet bu département bu Kédougou ngeen baal ma di sàkku ci ñooñu nga xam ne tën nañu rek ngir amal ñàkk woowee ñu daal di doy dem daal di koy def balaa béy di wéy mbuus ñu teewlu ay kàddu ko Thierno Souleymane Sy ci micro Ibrahima Jabaxate. ministre bi dañ koy gërëm ci gaaw bi mu gaaw indi vaccin yi pour ñu mën a vacciner population bi yëpp man vacciné nañ ma ñàkk naa surtout yëpp vacciné wu nañ ñàkk nañ leen léegi bu ñu ko defee pour mën a protéger population bi yëpp la
maladie bi dafa nekk maladie bu gaaw a rey maladie boo xamante ni dangereux bu gaaw a wàllaate tamit moo tax ñu ngi woo ñëpp chef de quartier délégué de quartier chef de village population bi parents d'élèves bi inspecteur de l'éducation ñoom ñëpp ñu leen di woo ñu sensibiliser davantage la population ñu wax leen ne vraiment lii lu am solo la ñàkk bi parce que tey jii pour ñàkk rek xamal na yow à vie pour feebaru jaune protégé wu ci moo gën nag nga bañ koo def ba leneen la ci fekk ndax ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ñàkk si parce que mooy suñu njëriñ. wàllu wér-gu-yaram ba tey mbokk yi lépp lu soxal aji tawat yi nga xam ne ñoom ñooy dundee li nga xam ne moom moo di feebaru xol nag gën nañ ko ñoŋal ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay mu ñeel plateau médical ba nag ña ko amal di fondation Merck li ñu bëgg moom moo di ñooñu lee aji tawat nag saa yu leen daanalee ñu daal di paju ci anam bu mucc ayib ñu teewlu chef bu service cardiologie nag di Abdoul Kane Ndongoka ak Modou Diop ñoo taataan ay kàddoom. dafa di doon li ñuy tuddee unité insuffisance cardiaque mooy feebaru xol bi nga xam ne mi daanaka mooy mujj ci feebaru xol yi ndax feebar ak bu munti doon bu demee ba dal xol bi bu demee ba xol bi mënatul bu fekkee ne mënatul def dara wala ba mu am yenn faiblesse yi loolu mooy tuddee insuffisance cardiaque donc mu doon feebar bu bëri lool. te feebar boo xam ne bii mun na am yenn gravité yi jumtukaay yi ngay gis ni dina gën a leeral patient bi li mu am mu gën a xam feebaram moo ak famille am leneen li mooy ñu jox ko am aussi ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy mën a surveiller ba li ñu war a soppi bu fekkee ne dafay def exercice physique du fa weer dafa war a tàggat yaramam mu def ko ci ay anam yu wóor parce que dañu am jumtukaay pour surveiller ko même surveillance à distance mooy système de télémétrie bii fi nekk donc loolu yëpp bu ñu ko boolee muy xam na moom li mu war a moytu xam ne li mu war a lekk xam ban activité physique la mën a dem loolu yëpp nag dañ ko ciy topp ànd ak moom gunge ko boole ci garab yi mu war a jël di koy xayma de façon régulière jumtukaay yooyu nag moom la ñuy mettre en œuvre tey pour que askan yi mun see. ñu wax ci leneen mbokk yi coowal suuf sous préfecture ba woon diwaanu kawoon nag foofe askan wala ñu mënta nangu moom moo di duñu xàll ba pare ñu daal di koy jël jox ko ab benn koo xamante ni dëkku la ca dëkk ba lu nu mel itam la ñu mënta nangu ba tax itam ñu ci joxoñ baaraamu tuuma jiit bu bokk moomeel ba fa ñoom ndaw yooyee taxawal ab kuréel daal di koy dippee collectif aar suñu gox ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. collectif bi le ñu duppee aar sunu gox ni lànk nañu duñu nangu kenn ku joxe suuf si le sous préfecture bu kawoon nekkoon dellu siwaat nañu ci bërëb yi yore ay documents yi ñu nekkoon waa patrimoine bâti ñoo leen ko jox te gisuñu fenn fu ñu nekkoon cité bi le am na kuñ ko jagleel. patrimoine bâti daf ñu jox benn lettre boo xam ne yéen ngeen ko yore di ñu xamal nañu lii de patrimoine yi état la te joxuma ko kenn ba fi may wax ak yéen nii te mission dina fi ñëw. te mission boobu ñëw na fi le 6 novembre su ma juumul bi ñu ñëwee man mii la ñu woo ma dajale membre collectif bi yëpp bi ñu ñëwee ñu ñëw fii ci site bi ñu ne ñu dañuy dëggalaat li ñu waxoon kayit bii ñu bind nii ñun ñoo ko bind joxuñu kenn site bii nii état moo ko moom ba fi may wax ak yéen ñu ngi interpeller le président de la république di interpeller gouverneur Sénégal dañuy am tendance di bàyyi ba jaan bi dem ñu doog tee topp balaay mort di fi am balaay sang di fi versé wu nañ ci wax. jamono ji ñuy xeex nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo occupé bërëb yi daal dinañ jot ay sommation pour ñu able. ñëw na fi laaj na ma kante monsieur le maire moo ñu yónni nee na l'état mu ngi soxla fii fu nga nekk. am fanweeri junni bi nga wuti fu nga nekk moi j'ai dit d'accord je peux sortir amul benn problème. mu ne jox nañ leen délai fi lekk ñaari weer ñu dem seen yoon ci loolu nag daal dinañ jokkook waa mairie rawatina kii di deuxième adjoint bi waaye mu xamal ñu ne parewul pour wax ci loolu lee.
mbokk yi juróom-benni village yu nekk ca localité bu Kajinol xam ngeen ne ab département la wu nekk ca aussi foofee nag ña fa yeewoo ñoo takk ay morceau yu xonk wàcc ca mbedd ya li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen di amal ak leer boobaak léegi ñu samp yenn ci ay poto yoo xamante ni ñu ngi leen fa teg kenn yoo xamante ni rek gisuñu ko koo xamante ni dina ñëw ngir daal di leen di defaral li nga xam ne rek moom moo di courant askan wa loolee la ñu bëgg ñu teewlu reportage Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. ñaxtukat yi takk ay brassard rouge ñoo ngi daje ci place publique bu Kajinol ñoo ngi bàyyi ko ca juróom-benn dëkk kaw yu nekk ci biile gox nekk ci commune bu Moulamp département bu Oussouye ñoo ngi ñaxtu fii di laaj lii di électricité ci seeni dëkk kaw rawatina ci lépp luy ay bâtiment yu ñëpp bokk moom ñaxtukat yi xam leen ni pourtant ku dem ci seeni dëkk kaw di nga cee fekk ay poto ak i câble te kenn masule naa monté. gas nañu ay pax suñu tànka yi damba nañu si pax yi suñu nag yi damba nañu. loolu la ñu ñaan Macky Sall sonn nañu lool suñu école yi suñu église yi lampa yi ngeen gis nii moom la ñuy taal bëgg nañu courant pour suñu xale yi mën a jàng si école yi maternité bi même boo amee ko accouché guddi problème la. ñu sukkandiku ci waxu yii la ñaxtukat fu électricité xasee ba yegg ci seen i dëkk kaw dina bokk ci liy suuxat seen i gox. parce que am na ñu bëgg a may fii ay ordinateur am na ñu bëgg a may fii lu bari. mun ñu ko am parce que loo ñaan ñu ne amuloo courant loo ñaan ñu ne amuloo courant loolu la ñu gis ne lii de moom ëpp na loolu la ñu ñaan Macky Sall na gëstu fii. ñu jàpp ne manifestant dañu façon yéene doxum ñaxtu waaye jotuñu am autorisation bi. xibaaru biti réew mbokk yi sommet bu G5 Sahel xam ngeen ne ni ki tey jii lay jeex ca Ndianéma nag mu mel ni réew bu Tchad noppi na ngir daal di teg lu ëpp junni ak ñaar téeméer ci ay soldats ki ko xamle di njiit mi bu ñu sukkandikoo ci beneen njiit du Emmanuel Macron moom moomee nag li mu xamle moom moo di daañu def kéem kattan ngir rek fexe noo xamante ni defkatu ñaaw teef yi nag ki nga xam ne ñoom ñooy faral di nekk ci tund wi am noo xamante ni rek daañ leen fa jëlee mu di jihadiste yi naka noonu itam lépp lu soxal wàllu rek tas li nga xam ne moom moo di organisation yu Al-Qaïda itam noppi nañ ngir daal di koy def mu ngi ko xamle ginnaaw bi mu doon amal ab janoom ci visio conférence ci sommet bu G15 bu Sahel ca Ndianéma mbokk yi egsi nañ ci weneen ponk ci jotaayu xibaar li ci yéen kaay yi. ngeen jëf député Ousmane Sonko mi ñu bëgg a ñori mbalaanum kiir laayam ci assemblée nationale yëf yaa ngay bëgg a lëcc ubbil le quotidien démb ba ñuy samp commission ad hoc ba daf ci am ay député yu fara ci opposition bi yu ne woon ñoom du ñu ci mën a sori ndax réquisitoire introductif bu procureur de la république def la ñu ca gis moo di ab réquisitoire contre x léegi lan moo tax ñu wax waxi x ba noppi bëgg caa jaare di wax waxi Ousmane Sonko bay bëgg a yegg ci dindi immunité parlementaire am député yooyee fara ci kucig politique gi ne nañu leen wax kan mooy x ba mu leer ci seen bopp bu noppi ñuy soog a mën a avancer ndax ba léegi ñoom masuñoo dégg ci assemblée nationale benn député bu tudd x Le Quotidien nañu waaye donte am na ay député yu doon sàkku ñu lijjanti leen jur jàng jooje ba noppi terewul moom commission ad hoc ba taxawal nañu ko démb L'Observateur xëy ñu yeggee na commission ad hoc ba tëddee fukki membre ak benn ca nekk juróom-ñetti député yu fara ci majorité bi ñaari député yu fara ci opposition bi ak kenn ko fara ci languk non inscrit yi député Jéema Njaay ba Mame Bounama Sall Aji Mbergane Kanouté Aymérou Gningue Mamadou Wuri Diallo Mously Diakhaté Pape Biram Touré ak Demba Baba Yel Sow ñoo ñi teewal majorité bi ci commission ad hoc bi ñaari député yu opposition bi Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly la ak Moustapha Guirassy non inscrit ba journal bi nee na ñun Ndeye Fatou Ndiaye bu parti Rewmi la source nañu kookee nag di honorable député Ndeye Fatou Ndiaye moo waraloon coow li ndax soxna Aïda Mbodj moo taxaw na député Ndeye Fatou Ndiaye mënuta bokk ci parti Rewmi patron di Idrissa Seck buubi kaakeem dem fekki Macky Sall ba ñu mel ni mburóokum soow ba noppi ab député ne dafay taxaw di représenter non inscrit ci commission ad hoc bi loolee xel nangu ko source nañu te nag loolu moo gën a néew te la xew démb ca ba ñuy samp commission ad hoc bi yëf ya gënoon naa tàng gënoon naa miti gënoon naa tar daanaka ay kurpañ rekk fa manqué woon rawatina bi député Babacar Biaye ne Cheikh Bara Dolly ab naxa-naxa nga ab ngaaka nga xamoo dara journal bi nañu député Mame Diarra Fam moo jug dugg ci coow li gàddu yëf yi nekk ci ak député Babacar Biaye dem na sax ba di
ko tifaari saaga moom Mame Diarra Fam administrateur bu parti Pastef Birame Souleye Diop jabaram journalisé ko nee nañu ma nga ñu garde à vue ba léegi benn étudiant bu jigéen moo ko dugal moo wax enquêteur yi ne madame Diop moo ko jëndaloo woon ab numéro boo xam ne moom la waa ji di Abbas Fall jëloon doon ko utiliser doon ci menacé ñoom Mahmoud Saleh ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye libération andil ñu xibaar bi ci xëtamu njëkk mu di jabari administrateur bu parti Pastef bi ñu tëyee ca DIC division investigation criminelle yéenekaay bi dolli ñu ci ne ci garde à vue ca la nekk tuumay appel à l'insurrection mu di woo nit ñi ngir ñu jóg fippu ak menace de mort mu di tëkkoo faat doomu aadama loolee la ñu koy toppee La Tribune moom it xibaar ñu ne journaliste bii di Maïmouna Ndour Faye mi ngi topp benn étudiant ci ay menace de mort lépp nga xew keroog bi nga xamee ne moom Ndoura di Maïmouna Ndour Faye invité woon na avocat bii di maître Aladji Diouf ca CTW ngir ñu waxtaan ci cas Adji Sarr ak Ousmane Sonko ci la ko benn étudiant bu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru message ne ko yow Maïmouna Ndour Faye saytaane dëgg nga femme bu danseur nga dañu laa war a faagaagal journal La Tribune nañu bala ñu yegg nag ci waxoon nañu ko il faut que waa SYNPICS CDEPS CORED ak droit de l'homme yi ci réew mi ak association yi xeexal jigéen yi jokk lijjanti li waral coow li mu di wopp ji Ousmane Sonko amee ba taxoon mu demoon ci salon de massage di massé wu ji ba tuumay viol ak menace de mort toppee ko ca feebar boobee ñu naan ko arthrose lombaire journal L'As xëy na dañuy wax mooy lan dëgg-dëgg El Hadji Malick Gakou borom grand parti Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne moom it mi ngi jàppale Ousmane Sonko yëral xët mu njëkk journal bi grand parti nee na ay député bu ci kenn woote levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko bi député Cheikh Bara Dolly di ñu wax ci xët mu njëkk journal Source A ne Ousmane Sonko bu jëfe woon li ko Abdoulaye Wade xelaloon kon lii lépp du ko dal mu ne Abdoulaye Wade ne woon Ousmane Sonko foo man di nekk na ngay ñaaw njort na ngay xool fi ngay dem xool fi ngay dëgg sab tànk ba ci li ngay lekk sax na nga koy xool bu baax député Bara Dolly ne Abdoulaye Wade demoon na ba yegg ak Ousmane Sonko ci ne ko booy tukkeeti sax na ngay yóbbaale sa jabar. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen ab Mamadou moom ak Mairie Bey ci beneen ab studio Mamadou Ndiaye Mairie Bey maa ngi leen di nuyu. Cheikh Diop ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi. tey lan ngeen fas yéene waxtaanee. tey moom dinañ ñëw ci mbirum joxe leen ay chiffres. ci mbirum utilisation réseaux sociaux yeeg Facebook ak Twitter ak Instagram ak. ñaata la ci lim ci ab lim sénégalais yi. fan la ñu ëppee ndax Facebook la ndax Twitter la ndax Instagram la yeneen yi. dinañ ci ñëw ak benn agence bi nga xam ne moo génnee ci at bi ñu dugg atum 2021 bi. ay chiffres yu yees yoo xam ne dina soxal téléspectateurs yeeg internautes yi. jërëjëf bu ma noppee ngeen di tàmbali. tey doo joxe sujet quoi. da nga ñuy bàyyi tey du ma joxe sujet mais sauf que dama bëggoon laajte rek ndax lu wel ni ay Telegram ak yu ni mel bokkuñu ci sondage bi. waaw bien sûr yooyu yëpp bokk nañ ci. mais dañuy wax rek dama gis ne limoo ko. ci mi ngi ci biir. mi ngi ci biir mais dafa bari fi mu ne nii bu mënoon lim nii yëpp xam naa da ngay gën a toog. mais boo waxee réseaux sociaux rek parce que itam sénégalais yi ñu ci bëri gis naa ne que ne ñi nga xam ne ñoom ñooy utiliser Telegram bari na. ndax ñu ngi wax wàllu sécurité bi ci am ak yeneen yu ni xeetoo. waaw loolu ñëwoon nañ ci surtout jamono yi nga xamante ni WhatsApp mi ngi am jafe-jafe. ñëpp dañu daal di dem ci Signal ak Telegram ñëwoon nañ ci joxe ci chiffres yi ni mu explosé mais gis naa ne léegi tamit sénégalais yu bare ngi ciy dugg. te dañoo njort ni wax naa ko nag duñ ci jóg di ko wax. sécurité à 100% amul ci internet. amul ci internet dañuy njort rek de. fii moo tane. te bu ñu fa demee ba ci yàgg foofu wane faayam ñu continuer ci leneen noonu rek lañ koy jàppe WhatsApp ba muy doog a ñëw ñëpp dañoo yaakaar ne fa la mu mel ni réseaux sociaux ak nit ñi donc histoire bu yàgg la kon. histoire c'est une longue histoire te dinañ ci ñëw ak yu bees yi nga xamante ni fi mu ne nii dafa toj dëkk bi mais ak ci kër yeeg léegi nga xamante ni kenn talatul sax waxtaan da nga ko gis ku nekk mi ngi sëgg ci portable am mi ngi noonu génération tête baissée quoi nii rek jërëjëf Mamadou Ndiaye comme ni ngay def rek ci colis yi yow ak Mairie Bey Diouf ñun itam mbokk yi ñu jaare fa yëkkati jotaay wi dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu ma loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak suñu ay programme kenn dal ak jàmm